juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak la ca gën a fës. Pierre Nkurunziza di njiitu réew bu Burundi faatu na. xibaar bi nag ñi ko joxe di waa gouvernement ba mu nga xam ne moom moo nekkoon njiitu boobile réew moom Nkurunziza nag nekkoon njiitu réew bu Burundi ñu ne it dafa tëddoon ci lalu hôpital Aser ba léegi gannaaw ab malaise bu ko daaneel atum 2005 la nekkoon ca bopp réew ma dinañ ci dellu siwaat ci kanam. beneen ponk mbokk yi muy mbas mi ak tey ji ci talaata ji Sénégal amatina juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci limu doomu aadama ñu ko am juróom-ñaar fukk ak benn cas contact lañu fukk ak juróom-ñaar di ay cas communautaire benn ba di cas importé jóge biti réew jaar ci aéroport international Blaise Diagne beneen itam muy limub ñi faatu fi mu ne nii ñu ngi koy juróom fukk ak ñaar. li nga xam ni si itam mooy lu jëm ci mbas moome ak test yéen yu def hôpital militaire bu Wakaam mu ne nag dina mën a def ay test li ko dalee ñaari téeméer ba sax itam ci juróom-benn téeméer ci ay test bés bu ne. jëwriñ bu ñu dénk wàllum armée bi amaloon na fa ab tukkib nemmeeku. beneen ponk mbokk yi muy police nationale mi wër di xool askan wi ndax lañ leen sant ñu ngi koy def maanaam solu masque yi rawatina ca jaba ci dem beeg dikk bi woto yi ak yeneen bërëb yu mbooloo di daje loole nag askan wa di ko rafetlu di sàkku rek ci takk der yi nga la ñuy amal li ni mel tey itam di àdduna bëccëg yi àdduna jagleel lu jëm ci wàllum archive yi fee nga xamante ne ki diwaanu Ndar Géej ñi nga xam ne ñooñu fa toogal muy Ousseynou Diop ak Habib Seck dem nañu doxantu bërëb ba ñuy def archive yi maanaam lépp lu jëm ci jàngat ki gëstu ñu jaarale ko ci ay téere boo nekk bu OMVS nekk fa fee ca diwaanu Ndar Géej di ngeen ci ànd ci kanam tuuti ak Ousseynou Diop. mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. bu baax Ndeye Aram Touré ak waa équipe bu Soir d'info xibaaru marax yi mbokk yi dañ koy dooraat nanu ko junjee njiitu réew bu Burundi di Pierre Nkurunziza moom nag faatu na tey ji ci talaata ji le gouvernement bi joxe bile xibaar ñu ne njiitu réew bu Burundi Aser nag la doon ci lalu hôpital moom nag nee ñu malaise moom moo ko tëral mu nekkoon nag ci bopp réew mu ci atum 2005 ba léegi ñu ne nag mën nañoo jàpp bésub faatoom altine la ci ab arrêt cardiaque dinañu amal nag dëj boo xam ne benn ayu bés la ca réew ma moom nag mi ngi faatu ci juróom fukki atam ak juróom benn. beneen xibaar mbokk yi ci tënk muy itam tey ji ci talaata ji yem ak juróom-ñeenti fan ci weeru juin atum 2020 li mu ñàmmee mbas mi réewum Sénégal test yi la mu firndeel mooy juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama yu amee bile jàngoro juróom-ñaar fukki ak benn cas contact lañu fukk ak juróom-ñaari di ay cas communautaire benn cas importé la ñu ngi ko jëlee ci AIBD juróom fukk ak ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent weex nañu ca yooyu jamono junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñeent ña nga ci am pàcc mbas mi nag ba mu duggee ci réew mi ci fàttali ñaari fan la woon ci weeru mars ba sunu joon yàlla tey ji Sénégal mi ngi ci ñeenti junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróom benn limub doomu aadama yi amee jàngoro ji di mbas mi. xibaar bi tukkee ci docteur Aloyse Waly Diouf yoroon kàdduk bés bi fële ci ministère de la santé. ñu wéyal xibaar yi mbokk yi des ba tey ci wàllum wér-gu-yaram ak itam hôpital militaire bu Wakaam ñoom nag dinañu mën a def li nga xam ne mooy testé di xool ba xam doomu aadama bi mi ngi dund ak jàngoro ji di mbas mi li ko dalee ñaari téeméer jàpp juróom benn téeméer ci ay test mën nañ ko def ci bés bi. jëwriñ bi ñu dénk wàllum armée bi amaloon ab tukkib nemeeku ca laboratoire ba tey ji ci suba dañ ci ànd ak Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye. ab machine M2000 Abbott ak beneen d'amplification yi la yëpp di saytu li nga xam ne moom moo di virus bi ñu nekk ci hôpital militaire bu Wakaam structure sanitaire bi la nag taxaw temm ngir rek daal di jot ay test ginnaaw ndigaluk ministère de la santé. li ñu fi gis dal na xel ndax le colonel bi ñu fi gis le colonel Wane ak équipe bi nga xam ne ak ñooñu lay liggéey gis nañu que am nañu capacité bi nga xam ne mën nañ wax ne capacité boobu mu ngi dimbalee ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy def. gis nañu ay matériel yu baax mais gis nañu tamit ay médecins ñi nga xam ne seen liggéey mokkal nañ ko
environnement bi tamit wone na que hôpital bi am na capacité technique pour def test yi nga xam ne yeneen laboratoire ñu ngi koy def te defe naa ne ministère de la santé suñu fi defee seen visite nañu autoriser hôpital militaire ñoom tamit ñu def test boobu pour ñu xeex pandémie bi nga xam ne mu ngi def ay victimes. ay téeméeri test ñu mën ko fay def bés bu yàlla sàkk di ab doxalin woo xamante ni dina mën a tax ñu gën a saytu jàngoro ji di coronavirus. li nga xam ne nag mën nañ ko def par jour ci équipement bi li mu maye mooy mën nañ def ba 2 téeméeru test par jour voilà mais ci li nga xam ne moom nañ ko def ak yeneen labo yi mooy maanaam dañuy dem ci benn fenn prélever. après dañuy andi prélèvement yi suñ defee test yi aussi ñu jox ko résultat yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko laaj parce que finalité bi yëpp mooy malade yoo xam ne dañu leen di suivre. cas importé yi nag jamono yi bés bu yàlla sàkk mu mel ni dina dugg ci li nga xam ne moom moo di lim bi armée sénégalaise taxaw teem ngir rek daal di matale wàllam. cas importé service de sécurité yi ñoo ngi ci frontières yi ku dugg ñu jàpp la jéem a xool ndax dañ lay saytu ba xool balaa ñuy dugg. armée sénégalaise mu ngi xeex. ci fànn yu nekk mën nañ wax ne mu ngi ci tous les fronts lu jëm ci wérgu yaram lu jëm tamit ci action sociale. jéego yi di gën di bari bëgg-bëgg bi lenn képp la moom moo di jàngoroy coronavirus mën ñoo abal fii ci mim réew. Cheikh Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko wéyal xibaaru marax yi mbokk yi wax itam ci leneen muy police nationale bi wàcc ci mbedd mi moo xam ca jaba wala ci dem beeg dikk bi di xool askan wi ndax lañ leen sant ña ngi koy def maanaam solum masque loolu nag lu ëpp ci askan wi rafetlu nañ ko sàkku nañ sax jëf yu ni mel ñu koy faral di baamtu saa su ne dañ ci ànd ak Mohamed Samba ak Youssou Baro ñoo toppoon takk der kilifa gi nag mel ni rek xam na njëriñu sol lii di masque mu nekk benn jumtukaay bu yomb ngir mun a mucc ci Covid 19 bi ngir ñu mën a sàmmoo ak geste barrière bu mel ni ki bii takk der yi nag amal nañu lu ñu duppee opération coup de poing ngir rek sol say masque ñu teg la ay daan bi la dogal nag ñu bëri ci askan bi ñu ngi koy rafetlu. policiers dañuy sévir contre non c'est contre la maladie dañu leen ne jël sol leen seen masque parce que boo solee sa masque correctement police bu la gisee da lay romb. mais boo solulee sa masque dañ lay jàpp lu tax mu jàpp la c'est parce que solo masque nit ñi nañu sol masque. ñooy dugg ñooy génn ñu ngi ambulant ñooy dem fu nekk kon yoon la ñu takk masque ma koy wax mboolem ambulant kuy dox daal na nga yore masque booru ñaar na nga yor benn ba xamante ni di nga ci aar sa bopp aar ci ñi ngay fekk aar ci ñi ngay àndal. saytu gi ñeel wàllum colum masque gi nekk na loo xamante ni si police nationale dafa war di ko amal bu ñu sukkandikoo ci sénégalais bii nga xamante ni mu ngi leen di ñaan ñu gën a dooleel daan yi. bëccëg bi lañu war a génn parce que à 23h presque quasiment tous les gens sont chez eux mais bëccëg bi lañu war a génn ku ñu gis nga takkoo masque ñu dóor la 25 000 francs amende mais ooy mu jeex tàkk parce que sénégalais xamul ray xamul lu ma xam dal ci kawam. dafa mel ni ki rek ba tey ñu bëri ci askan bi xamuñu lan mooy dund ak virus bi ba tax na nag ñii ñu dékk suñu micro ñu ngi ñaawlu li waral ñu bëri ci Sénégalais yi wàcce seen loxo ñeel sàmmoo ak digle yi. boo waxee ñu naa day fattaate yow bu la jàppee bu la feebar bi jàppee di nga gën a fatt boobu fatt nag masque bi fatt la moo gën feebar bi fatt la. am na ñuy wax sax naa lii politique la ban politique mais président amul benn intérêt di politique ci yooyu nañu bàyyi loolu. feebar bi lu am la lu nekk la. police nationale moom nag dina gën a fësal taxawaayam ci mbedd mi fii ba àllarba gi loolee nag ngir mun a saytu li nga xamante ni moo di colug masque gi ba tax na ku solul masque ci marché yi wala ci transport bi daañu la teg ay daan yoo xamante ni si yu metti la. Mohamed Samb ñu sant ko bu baax gërëm ko weer xibaar yi mbokk yi wax ba tey ci mbas mi ak nan koy xeexee Karim Wade moom nag dugal na loxoom ci bileem bi ndax yox na itam lu toll ci 5,000 kit yu test bu gaaw ci mbas mi loolu nag loobu njëkk bi ñu ngi ko amal tey ji ca suba ca makkaanu ministre de la santé ak action sociale ci teewaayu ñenn ñu bootu ci parti démocratique sénégalais.
ñu wax ci leneen mbokk yi muy sous-préfet Dakar Plateau ngeen baal ma moom nag fi mu ne nii taxaw na indi ay leeral ci coow lu turam juddu woon ci ab pàkk ak itam këyitoo moom Djibi Diallo nag la mu xam la rek mooy Djibril Diallo ma ni wax te turam nekk ca këyitu pàkk woowu du moom mu fàttali rek ne doomu Sénégal la buy liggéey ci mbootaayu xeet yi ba noppi itam pàkk boobee nekkul ca Mermoz Sacré-Cœur waaye ma nga nekk ca Fann Amitié yi ak Point E ci noonee dañ ci ànd ak Pafaxa ñi nga ak Youssou Bakho ci ay leeral. caxetee bi nga xam ne ñu ngi koy def waax yi nekk fii ci wàllu corniche di jël terrain yi di tabax li nu mel mu ngi indi coow ba léegi gannaaw génnu maire bu Mermoz Sacré-Cœur sous-préfet bu Dakar Plateau moom moo génn nag di indi li nga xam ne moom la jàpp ne mooy dëgg gi. dañoo tudd Djibril Diallo bi nga xamante ne moom terrain bi du moom lañ tudd dañ tudd Djibril Diallo sous-préfet Dakar Plateau même bu fekkente ne nee lañ ko du man c'est rétropédale la. Au départ ils avaient pensé que c'était moi alors que man sama yoon nekkul ci loolu aw ma terrain corniche joxuñu ma terrain corniche loolu moo tax may wax pour wax leen que une fois de plus encore Djibi Diallo bi ñuy wax boo nekkul man bokkuñu dara musuma ko gis lu dul ko seen ci télé. muy leeral tamit ne loolu titre foncier 18794 la moom mi moomu ko waaye beneen Djibril Diallo moom moo ko moom. te li nu mel sax mu ngi nekk ci commune bu Fann Point E Amitié waaye nekkul bu Mermoz Sacré-Cœur. loolu service état yi service technique ñoo koy instruire mooy urbanisme bu ko instruire dañuy fexe ku nekk au niveau de l'urbanisme di nga joxe sa avis ki service technique bi nekk cadastre ak domaine joxe seen avis mu ñëw si maire signé mu yónnee ma ko ma xool ndax avis yooyu ak li maire signé. conforme na ak légalité bi loolu moo ñu ci boole bu ñu xoolee que ne document bi amul lenn luñ ci mën a reprocher amuñu benn pexe pour bañ ko signer dañ koy signer loolu mooy contrôle de légalité par rapport ak effectivement suñu responsabilité approbation bi mais coow li bari na te li ko andi mooy que ne ñuy wax fii place fii Mermoz la bokk fii Point E la bokk Barthélémy Dias moo gën a xam ne foofu bokkul ci Mermoz deux choses moo ci war a nekk deux choses ou bien xamul fu commune am yem wala xam na ko dafay politique à sa manière loolu du mënta jàll. di xaare ne nag ñu amal loi bi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu littoral bi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy acteurs yi jamono ji kenn mayul sa morom dara di xiiroo ko ŋaayoo lu waay xam rek ñu ni pande. Pafara ñi nga ñu teg coowal suuf wax ci leneen muy ca Thiar-Thilor nekk nag ca commune bu Mérina Dakhar jàpp leen ma nga ca département bu Tivaouane foofee nag askan wi yeewoo ci fukki dëkk ak juróom-ñaar bootu foofile ñoom nag ñaaru nañ jafe-jafe yi ni dund mu aju ci wàllum ndox nee ñu robinet ya la muy xel li bariwut te itam faw nag ñu def ci ab taxaw seetlu coxañ na sax baaraamu tuuma ku yore wàllub liggéey ba moom it mu weddi ko ba tëdd ci suuf ne lu ci mën a am liggéeyub ndox ba yokk nañ ko. ñun dañuy dem ca diwaanu Thiès kaay fekk fa Cheikh Anta Diop mu ànd ak say latir indi ñu waay leeral ci coowal ndox moom ile ñu ngi ci dëkk bi di Thiar-Thilor nekk ci commune mu Mérina Dakhar forage bi nekk ci dëkk bi daanaka ay dëkk yu bëri lay nandal waaye nag askan wi nee nañ ay jafe-jafe yu metti la ñu nekk ndaxte nee nañ coono bi de waa Aquatech moo leen ko teg. 17 villages ñoo composé forage bii nga xamante ni si moom lañ nekk dëkk yi maa ngi la ko mën a limal mooy fii nu taxaw di Thilor Thiar Sancu Thiar Daaru Mbay Ngaakeen Comboñ Njaay Ndawen Bayti Gati Njanjaar Kouré Mbatar Gateñ Mbamba Ngéewul Ngigis 7 village ak Tibbo ñenn lan amal problème muy Aquatech ak gestionnaire mooy ñi nga xam ne ñi mu bàyyi fii Aquatech nag premièrement wañ na sunu loxo ba jël forage bi boobaak léegi tàggoowunu ak fitna yi bokk na ci facture yi bon de coupure yoo xamante ni si junni ak téeméer nit ki war a fay 250 francs toog ñaari weer ñetti weer fayul nga xam ne 750 la facture am di dikk ñu indil ko bon de coupure 5000 francs kooku boo ko doon téye ba déwén da ngay dajjib compteur am waaye du ko fay. askan wi sax nee nañ ki nga xamante ne moom moo yor forage bi ay at a ngi nii directeur bi jëlee ko fi loolee nee nañ duñu ko nangu. suñuy doom ak suñuy sët danoo bëgg ku judd fekk fi forage fekk fi ndox mi di fi naan Sidi Bara bu dul tey tamit dafiy jóge ëllëg kon nun taxaw défendre Sidi Bara Alassane Wade mi ñu fi nar a indi moom duñ leen permettre mukk mu teg fi tànkam di gérer forage. directeur bu Aquatech di Pape Diop bu ñu jokkoo ak moom nee na day forage bi dara sikku ci mi ngi dox waaye jamono yi day yokk nañ production bi bu baax a baax te it ki nga xamante ne moom moo yoroon forage bi koppar yi nu ko neex la ko daan jëfandikoo te it da daan def ay branchement yoo xamante ne tegu ko ci yoon.
Cheikh Anta Diop ñu sant la bu baax gërëm la bu nu jugee ci Sky dañuy doxantu ca Saloum fekk fa Ibrahima Diamé mu wax ci leneen muy atelier menuiserie bu tàkk ba jeex yóbbaale lal armoire coiffeuse wala sax beneen liggéey bu fa amoon loolu nag bi nu ko xaymaa ca la mu lakk mi ngi toll daanaka ci juróom-ñaar fukk ci ay millions njaboot ga moom boobile bërëb sëngéem nañu ànd ak njàqare Ibrahima Diamé ci ay leeral. ci bërëb yi la làkk ba jeex tàkk njabootu famille ba di constater ni safara si wàccee seen entreprise bile daanaka dara desul ci biir atelier de menuiserie bile mu doon héritage bu fukki at ak juróom daal di soppeeku doomu taal làkk ba jeex tàkk. waaw noonu lañ ci am parce que ñu ngi vers 4 heures du matin ci suñu ay dëkkandoo yi fi nekk mooy la famille Guèye ñooñu woo 4 heures du matin bi ñëwee ñu fekk sapeur yi fay boobu fekk na lépp màbb na lépp jeex na. noonu daal lañ ci toll. moom famille bi njort ne nag njombe bi le court-circuit moo ko waral dégâts yi nag ñu xayma ko ci juróom-ñaar fukki millions. waxuma la investissement bi mais bagage yu jàmbur yi nekkoon ci biir bëri na surtout meuble jàmbur ak jàmbur yi fi yàqu ci ay chambre à coucher kan xamul nu mu toll. équivalence bi mënuñ cee sori mais war naa mat un montant de 70 millions ou 60 millions kooku moom mën nañ la ko xaymaa ci li fi yàqu parce que li ko commencé fii ba ca fële ba sës ci mur bi yëpp ci benn kër gi la bokk. bon menuisier ngi ci woon ci biir électricien ngi woon ci biir lépp a ngi woon ci biir vraiment li fi yàqu noonu rek la ko mën a xayma de 70 millions à 60 millions moo fi yàqu waaw ci alal machine combinée cette opération ngi fi woon ay machine Chiariban mooy yële ngay gis ne ay machine Chiariban ay cyclette ay machine tour ak ay machine meule portatif li fi nekk ëpp na 20 wala 30. sapeur pompier yi nag dëgg la ñëwoon nañ ba fay lakk bi waaye nag dara mujjul génn ci atelier bi de nga xamante ne lépp soppeeku këriñ famille ba nag daal di ànd ak ngëm yàlla bu mot sëkk waaye nag ñu nguur gi war a jàppale lañu ngir ñu mën a relancer seen activité ndaxte déjà dafa fekk mbas mi di pandémie coronavirus laaloon na trop seen liggéey. Ibrahima Diamé ñu sant ko gërëm ko bu nu jugee Saalum mbokk yi dañuy wax ci leneen muy ndell yi niy joggi ba mu indi ab ay accident bu mujj mi ngi am ca Bissine Albondi ci dibeer ji loolu nag tax nañu def taxaw seetlu bi ñu ko def di waa société civile ngal la rek ñi nga xam ne ñoom ñu am xam-xam ci mbir mi wala ñu am ci saafara ñu fexe ba daal di def ay gëstu niñ ko daan defee di seet nag ndell yooyu ba génne leen loolee dina indi nee ñu kaaraange ci askan wi ak jafe-jafe fitna ga ñuy dund bu yàgg ba tey ca bët saalumu réew mi dañu fay fekk ñu naan Boubacar Diassi. explosion mine antipersonnel bu am ca dimanche bi ca commune bu Adéane daal dina yee sàkku bi société civile bu nekk ci diiwaan bët saalum réew mi di sàkku ngir ñu def li nga xamante ni moom mooy déminage humanitaire bu Casamance. def ñu delloowaat ki loo xam ne ñu ngi ko yàgg di ñaxtu di ci wax mais dafa mel ni état du Sénégal comme mouvement des forces démocratiques de Casamance ñu mel ni ñu tëx alors que déminage humanitaire dafa di loo xam ne soxla la dans cette région là pour que population yi mën a dellu ci seen i itte dellu ci fi ñu dëkkoon. ci àdduna bi yëpp lu am te mooy mbas mi donc mu doon benn affaire bu nga xam ne mu ngi yëngal ñëpp te ñu foog ne ci la ñëpp jublu léegi tey pour vraiment xeex mbas mi. mais dëggaat ne encore lii am na bu ñu dëgg am na militaire bu nga xam ne dafa tëb si mur ou bien ñu dëgg nañu am na ay accrochage ñun loolu ñu ngi koy ñaawlu ci bés bu tey mii ak engagement yu responsable MFDC wax yëpp ak engagement bu président de la République wax yëpp ñoom ku nekk bëgg nañu dem volonté pour la paix en Casamance. di sukk di ñaan état du Sénégal di sukkati encore di ñaan MFDC bi que ñu bàyyi gars yi continuer déminage humanitaire bi ça n'a rien à voir avec le déminage militaire. Déminage humanitaire bi c'est pour ñu permettre population yi nga xamante ne ñoom ñoo jóge fële daw làqu fii ci Ziguinchor wala ci yeneen dëkk yi te nga xam ne ñu leen héberger ba léegi ñu ngi am ay problème c'est parce que da ngay nekk famille nga ñëw héberger benn famille bu nga xamante ne 10 personnes la fii Ziguinchor te xam nañu dëkk bi dafa métti donc population yi ñaanuñu dara lu dul ñu dellu ci seen bërëb yi. suñu sukkandikoo ci wax ñi yëkkati seen kaddu. ñàkkum déminage humanitaire ci Casamance loraange bu mag la am ci askan wi. ak mini population exploitant yi sañu sax yeggati ci certaines zones loolu nag difficulté bu mag la au plan économique. état du Sénégal ak ñëpp dans le monde entier da ngay dëgg nit ñi dañoo war a béy mais noo mënee béy fi nga xamante ne dañu fa miné noo mënee dem dëkk fi nga xamante ne ay mine ñoo fa nekk mënul nekk. parce que bu ñu nee mbas mi moo am ñu fàtte que am na lu xew Casamance te loolu bu ñu ko bàyyi rek. mën na am leneen lu nga xam ne dina amaat beneen loraange te loolu dina indi
gàllankoor ci population. ñu yokk ci nii am na sax ay victimes yu nekk ci Casamance seeni prise en charge amuñu ko nu ñu ko bëggee fii ci Sénégal. da ngay gis il y a quelque temps victime de mine yi dañu doon déplacé ba dem ba Guinée-Bissau pour mën a changer seeni prothèse ñu bañ nag vraiment que yeneen victime de mine ñëwati yokk ki nombre bi ñu am nii moo tax ñuy ñaanati au gouvernement du Sénégal ñaan MFDC pour ñu toog waxtaan ndax ñu mën a commencer déminage humanitaire bi. suñu sukkandikoo ci site internet bu centre national d'action anti-mine au Sénégal déminage humanitaire dafa doon génnee lépp luy ndell waaye it ay déchets explosifs yu nekk ci suuf yu ko am ngir ñu mën a delloo yooyu la suuf askan wi ci dëkk. Boubacar Diassi ñu sant la bu baax gërëm la jeexalee mbokk yi xibaaru marax yi ak bëccëg gi àddina jagle lu jëm ci wàllum archive ñu ngi koy màggal foofee nag ca diwaanu Ndax Géej Ousseynou Diop ak Habib Seck doxantu ci bërëb boo xam ne dañu fa denc lu jëm ci taarix moo xam nag ci wet gu mu ma da doon centre bi nag ñu ngi koy woowee nag foofu archive bu OMVS ñu ne nag moo ne am na benn pàcc boo xam ne ay manifestants dañu ko taaloon weeru février bi nu génn du ci mën a am taxaw seetlu bi Ousseynou Diop lañ ci àndal ak Habib Seck toogal télévision Futurs Médias ca Ndax Géej ak li ko wax. centre de documentation des archives bu Ndar fii nag desiwaat fii ci bërëb bi doon lu jafe ndaxte jafe-jafe yi amoon ba ñu lakkoon lu bare ci li nga xamante ni moo fi nekkoon. ñi ngi célébrer mais quand même suñu xel am na fu mu dem mooy le 4 février dernier bay manifestant guet-ndarien yi di manifester la ñu jaar fii ci centre bi yàqu ko yaxet. centre de documentation des archives bu Ndar nag ak journée internationale bi tax na kilifa gi nga xamante ni moo ko jiite dellusiwaat ci li nga xamante ni ñàkk nañ ko ci ay archives mu toll ci juróom-ñetti junni microfiche. ku xam ni microfiche ay technique de microfilmage la donc technique de numérisation yu ñu xewoon il y a des années nga xam ni moom la ñu doon conserver documents yi waaw donc loolu amoon nañ ci 8000 maintenant avec événement yi donc loolu yëpp dafa mujj lakk. ba loolu léegi nekkatul ci centre bi. centre bi am solo lool ndaxte lu toll ci fukki junne ak juróomi visiteur lay am ci seeni site juróomi téeméer ci ay nit nag daañu fiy ñëw at bu jot ak jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko. ak nañu war a di gën a saytu lii di ay archives li ñu duppee numérisation kenn mënu ko ci moo tax sax njiitu SEDAF ni loolee dafa war a nekk loo xamante ni ñëpp dañ koy jëfandikoo. jamono yi ak xarale yu bees yi tax na képp kuy conserver document rek. Numérisation war na nekk axe bu majeur bi nga xam ne war nga ci travailler ne serait-ce que pour conserver sa patrimoine mais bu ko faciliter wesaare bi. journée internationale des archives ñu koy amal juróom-ñeenti fan ci weeru juin bu ne ci diwaanu Ndar Géej nag ren jile ndaje yi daan am kenn amulu ko ndaxte coronavirus bi moo ko waral. fii nag document yi nga xamante ni dinañ ko fi rënk ay junni la bi nga xamante ni nag moo fi njëkk ci atum 1850 lañ ko fi amaloon. Ousseynou Diop ñu sant la bu baax gërëm la sant leen tamit yéen téléspectateurs yi ci safo ak kóolute bi Chérif Diop noppi na fi ak ay simili yu néew jox leen xibaar yi ci français laata loolu dañ leen di bàyyee ak Aram Touré ci Soir d'info Aram Touré.